li yëglekaay yi xëyee tey jile Cheikh lañ ci àndal Cheikh maa ngi lay nuyu. di la ziar maa ngi lay fay delloo ziar bu baax. sama naata suba si saa yi di. alhamdulilah maa ngi nuyu sama naataango yi nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futurs Médias. ñu dooree ko ak l'observateur. CAN atum 2021 keneen koo xamante ni nag mi ngi ñuy nittali li nga xam ne nag moom moo di jaar-jaaram di gardien wu gaynde yi moom moomee nag daal nañuy dikkaat bu baax a baax ci li nga xam ne mu di rapport wi nga xam ne daal na koy am ak diwaan bu Touba màggalam gu njëkk wi nga xam ne itam amee na ko moom Sini Dieng ki nga xam ne itam moom moo di waajuram bu góor am na lum ñu nittali ci aw jaar-jaaram aw enquête woo xamante ni xëyee na ko ci page 7 mu dikkaat ci jafe-jafe yi nga xam ne yenn ci ay soxna yoo xamante ni nag mënuñoo togg li ñuy faral di jànkonteel mu ñeeli wàllu kokkali ba ci sax yenn saa yi dañ leen ci faral di may seen ak baat mu doon doy waar loo xamante ni mën naa bañ a arrangé njaayeen ñi nga xam ne dañoo bëgg a lekk ñàkk mu togg c'est pas une fatalité. d'accord naata ñu dikkaat ci leneen mu ñeel wàllu yoon mbirum ki nga xam ne nag moom moo këppoon ñamu mbaam mi ci li nga xam ne nag moom moo di TR bi nag mbir mi daal nañ koy classé sans suite ñu waxaat ci leneen loo xamante ni boobaak léegi coow li mi ngi ci mu ñeel embargo Sénégal Mali mu mel ni nag lu ni mel mënees na ami guuta maanaam ay njeexital ñu àddu ci leneen mu soxal wàllu enquête wàllu embargo contre le Mali sax nag la wax daal di koy dippee li nga xam ne moom moo di guerre froide daañu àddu itam ci lu ñeel le quotidien campagne wi nga xam ne nag ñu ngi ko nemmeeku waaye itam li mu ko dippee mu di campagne sans violence mu am jeu de mots boo xamante ni daal na ko ci amal jàppante wu doxoon ci diggante Yewwi Askan Wi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar diwaan bu Mbuur jàppal lu toll ci juróomi doomi aadama daal na ci gaañu ñaar ci ñoom itam nekk ay blessé grave yoo xamante ni bokk na ci lu askan wi du bëri ci ñoom nag di ñaawlu bu baax a baax beneen ab yéenekaay naata mu di Le Soleil dikkaat ba tey ci gaynde yi nga xam ne nag match wi ñu doon amal daal di rek marqué ci li nga xam ne moom moo di daanaka njeexital li dikkaat na bu baax a baax wàllu jongante ba tey lépp lu soxal nag budget wu HLM jàppal ne mi ngi toll ci 2 milliards képp dong waaye mel ni nag ñi nga xam ne ñoo nga yóotu seen ak lim toll na ci fukk ak ñett ci ay candidat libération dikkaat Senelec ak itam société israélienne bile ginnaaw itam ba ñu beddee ak lii aw gré à gré woo xamante ni jege na lu toll ci fukk ak ñaar ak lu ko toftal ci ay milliards waaye mel ni mbir mi dañu ko rek mel ni lu ko daal di mëpp tribune dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel Dakar Mbour Ziguinchor ak itam diwaan bu Kaolack foofee nag yenn ci yoo xamante ni daal nañ ko fay nemmeeku xaat loo xamante ni boobaak léegi ñu ngi artu bëri na ci ñu ci wax bokk na ci imam yeeg ñi yëngu ci langue politique bi mu di nerveux yi nga xam ne itam daal nañ koy nemmeeku ci wàll wi gis nga ay mbolde yoo xamante ni dañ koy faral di yor waaye jamonoy campagne naata bëri na ci ay nataal yoo xamante ni nag daal nañ koy gis ñi nga xam ne ñoom ñoo samp seen ay nënd jamono yi nag nees mën a def ba rek daal di dagaan kàddu askan wi ñoom ñu ngi koy def gis nga kile war li nga xam ne nag moom moo di moto bile ngir rek amal li nga xam ne moom moo di campagne yi mu mel ne lépp lu soxal wàllu dogal yi nga xam ne jël nañ ko ci réew bu Mali njeexital yi commencé na xaat-xaat ndax itam yenn ci ay njëkk yoo xamante ni ñu ngay wëy di ko yokk Alioune Cissé nag jamono yi nag mi ngi daal di jotaat li nga xam ne moom moo di effectif bi nànk-nànk mel nag joueurs yi ñu ngay ñëw ki nga xam ne itam moom moo di Doudou Wade moom xam nga ne dafa samp ndëndëm di laaj mairie bu Ndakaaru bëri na ci lu mu wax ne que ne buñ ko mayee mu toog ci jal bi itam dina ko daal di matale mu ñeel nag lépp lu ñeel wàllu rendez-vous des mendiants d'Afrique mu mel ni nag Dakar moo tëggee nu ni mel moom Doudou Wade mi ngi koy wax ci page 5 bu Les Échos bés bi le jour dikkaat ba tey ci lu ñeel wàllu langue politique bi Zahra Iyane Thiam ak itam ki nga xam ne moom moo di Fatou Matar Diop mu mel ne nag aw diyel la ko rek daal di dippee ñaari soxna yële xam nga ni itam dañoo bokk la ñu bëgg mu ñëwaat ci leneen mu di Vox Populi mu mel ne nag Macron ma ngay jàppal tànk li nga xam ne moom moo di dogal yu CEDEAO
CEDEAO ak itam UEMOA yi nga xam ne nag daal na koy jël bëri na ci ñoo xamante ni daal nañ ci àddu leneen itam lu ñu mën a jàpp ci beneen ab yéenekaay source a bokk na ci Abdoulaye Diouf Sarr wi nga xam ne nag jamono yi ma ngay lynch Yewwi Askan Wi moom Doudou Wade itam di nga rek mobiliser ki nga xam ne nag moom moo di Pape Demba Bitèye ma ngi wax itam li nga xam ne moom moo di ay engagement am ci xët bu njëkk wilee leneen itam ñoo xamante ni fàttali nañ leen mu di ñi nga xam ne dañuy faral di toltolaan ci mbedd yi ñoom itam bëgg nañ rek ñu daal di wax ci ñoom li ñu mel daal nañ koy tudd démb ci xët yu njëkk yéenekaay yi muy di Adama Faye wi nga xam ne nag dañu ko bëgg a jëlee ci aw makkaan woo xamante ni daanaka na nag dañu jortu ne du wàllam mu daal di fay sañce ndax day laaj ndax huissier yi ñoom ñoo deful seen ab liggéey am déet lu mu ci mënti doon aw laaj la woo xamante ni nag daal dinañ koy samp record xët wilee dikkaat ci li nga xam ne nag moom moo di Sénégal Guinée match wi nga xam ne nag nam nañ ko amal ni ki àjjuma mu mel ni nag aw final derby la ko rek daal di dippee mu mel ni nag suñu mbokk yooyee xam naa ne bu ñuy amal jogante bi ak ñoom rek dañuy fas yéene tëddee njaaxaanaay donc stade dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di CAN bi Sénégal Zimbabwe wi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal ba tax itam gagné woon nañ benn bal ci dara mi ngi amal li nga xam ne nag moom moo di débriefing bi maanaam match woowee nag na nga xam ne nag noonee la ñu ko amalee woon yéen ci ay gaynde yoo xamante ni jot nañoo fësal li nga xam ne moom moo di seen xarañteef marqué itam ay points ak ñi nga xam ne jot nañ cee ñàkk lu ni mel daal di addu sunu lamb dikkaat ci ki nga xam ne moom moo di Ama Baldé moomee nga xam ne mi ngi défier Modou Lo ku mën sa morom duma la ko rek daal di dippee la mu xam le mu di nag bëgg na dégg li nga xam ne moom moo di daali bés buy janoo ak nga xam ne moom moo di Modou Lo ki nga xam ne tam moom moo di Gaston Mbengue àdduna ci combat wi ñu naal diggante Balla Gaye 2 ak itam ki nga xam ne moom moo di Boy Niang 2 li mu xam le mu di combat boobee nag dañ ko amal ci atum 2022 lépp lu mu ci mënti doon lu mu xam le moom moo di moom moo yor cëggalu guyam ndax itam moom moo ko rek daal di tëgg naata lu ni mel bokk na ci li gën a fës yu xët yu njëkk yu yéen kaay yi xëyee ni ki tey jëlee incha allah di nga ko yaatal ci kanam incha allah ñaareelu pàcc bi Cheikh dañuy dem léegi ci l'observateur wala le quotidien mi nga xamante ni tey jëlee dañoo xëy ci fitna yi ñu nemmeeku ci langue politique bi l'observateur wala le quotidien moom daanaka voilà ñëw na ci bu ma juumul voilà mi ngi nii gis nga campagne sans violence sans SANG muy deret Chérif laaj bi mooy tey jëlee mooy 5e jour campagne bi demaguñu fenn 2 semaines la te lii déjà ñu ngi wax ay fitna ndax est-ce qu'on peut s'attendre à pire ci bés yi di ñëw ak naka lañ mën a def ba ñoom tamit ñu ànd ak dal que ça soit candidat yeeg ñi leen topp ak ñi leen di gàttandu. waaw nature scrutin bi soxna naata mook fitna mu taqal leen du yomb parce que ay élection locale lañ wax te ku ne élection locale moom daanaka mook nawetaan am ay quartier la nit ñi xamante di dëkk donc di xëccoo moo tax warul am surprise quand même bu ñu gisee yenn acte de violence yoo xamante ne meeku noonu ko muy ci Ndakaaru ak diwaan yu bëri Mbuur moo ci mujj ba am ñun ci évacué hôpital diggante ñi ànd ak candidat kii di Abdoulaye Tall nekk bu Yewwi Askan Wi ak Sira Ndiaye moom député la bokku ci élection yi xëy na day jàppale Cheikh Issa Sall ñu nekkoon ñoom di battre campagne au sein de Mbour ak li nemmeeku woon également Médina bërk démb ak ñi ànd ak Cheikh Ba ak kii di maire sortant ba di Bamba Fall en tout état de cause soxna naata violence moom dañ ko mooñaale ak histoire politique Sénégal te boo xoolee sax li ñuy nemmeeku ci année yi boo ko comparé ak ba ni doog am suñu indépendance lañ fi daa gis quand même évolution am na si même si am na ay actes yoo xam ne il faut toujours dénoncer parce que violence mënut a ànd ak démocratie mais ba Sénégal doog am indépendance gis nga leen fi doon bomb ay élection di am ca jamonoy Senghor faat nañ fi ay ñoom Demba Diop gis nga faat nañ fi un juge constitutionnel muy maître Babacar Seye donc loo xamante ni gëj nañ koo gis fii ci Sénégal même si bi fi Ablaye Wade doon jóge tamit ay nit ñàkkoon nañ seen bakkan ci li nga xamante ni gis nga ko moo nekkoon kon ci affaire mandat bi on l'a vu également ci li xewoon ci mois de mars mais il faut que ñu évoluer ça montre que suñu démocratie bi dafa stagnante bougé wut te je pense que bu fekkente ne doon jëm ci élection li ñuy xaar ci en tout cas ci démocratie mooy ñu teg mbir yi ci programme candidat bu ci nekk bu dee sa gox moo la yitteel nga ñëw ne lii laa yéene sama gox ka ngay xëccoog tamit ne lii nit ñi débattre mais fii pour nga am débat sax déjà entre candidats yi c'est très difficile il préfère ku ci nekk di xalab wala ngay kii moom moo tax
élection bi ngi nii il y a 5 jours bi ñu commencé campagne ba léegi engouement amu ci. ñoomu neen la ñoom. kese ñoom dong la ci seen biir donc loolu léegi boobu lan moo tax parce que violence boobu mooy facteur bi nga xamante ni day tax ko nit ñi duñ sawar sax di dem di déglu ci candidat yi alors que war nañoo def ay fora ci quartier parce que question de quartier la ku nekk yéene bi nga am nga toog ci penc mi ngeen débat. jarul sax ci télé nañ ñëw notable yi ñëpp déglu leen ku nekk lii sa programme nga daal di koy wax ñu def bon cadre unitaire de l'islam suba lan nee nañ di leen signaler charte bi nga xamante ni mooy charte de non violence demee la bon on verra ban impact lay am parce que am na ñoo xam ne mën nañoo signer charte yi mais mënuñoo maîtriser seeni militants parce que yaa ngi dégg ay nervi ñi ngi ciy dégg les responsables wala les candidats buñ ko signer te militants yi mënu leen maîtriser li ma leen wax sànq rek kuy xool nawetaan kuy xool local daal xool ko ci nawetaan. waaye déedéet Alaaji Malick nee na scrutin ak violence mënuñu koo tàqale muy campagne bi mais candidats yu bëri dañuy woote rupture ndax c'était pas le moment quand même bu ñu ñëwee ñu wane leneen indi ay argument au lieu de ñuy wane violence parce que violence moom ñaaree dañuy jàpp ni ko amul argument rek moom mooy taxaw ci fitna. et puis violence bi dafa fajul dara taxul nga gañe fitnaal nit ñi tiital nit ñi ak xeex ak xuloo taxul nga gañe lii tax nga gañe mooy programme bu wóor dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom te comme li Chérif wax élection locale li ci ëpp solo mooy nga ñëw ci gox bi waxtaan ak waa gox bi xamal leen ni man doomu gox bi laa programme bii laa am pour suqali gox. je pense que loolu moo ci ëpp solo li ci ëpp solo du li ñuy def nii di wër di pavané woog loolu amul benn njëriñ li am njëriñ mooy ngay def porte à porte dugg kër naata waxtaan ak naata dugg kër Chérif waxtaan ak Chérif bu fekkee ni ñoom gis nañu seen bopp ci programme bi leen proposé bu ñu lay woteel ñu woteel mais je pense que fitna bi amu ci place quoi comme tu dis la violence c'est l'argument des faibles tey jii amul dara lu nga xam ni war na mën a tax ñuy jàmmaarloo man de du ma xeexal kenn parce que mooy li ma doon wax rek maanaam ñàkk fayda weesuwul yow candidat ba xeexul dóorantewul yow ngay xeex ak dóorante ndax moom man du ma feccal dof mu toog du ma ko def donc nit da ngay woy quoi donc ñi nga xam ne aussi mooy nervi yi te ñu ci bari ay gros bras lañu ak suma mbokk mbër yeeg yooyu nañu xoolaat seen bopp xoolaat seen ay comportement parce que mënuñu élection bu jot ñu ne nervi élection bu jot ñu ne mbër wala nangam ak nangam gis naa ci ay mbër yu nga xam ne ñooy gunge candidat yi ñu leen di woo ci dal di leen woo ci muus nit da ngay muus da ngay nite toi tu as ta carrière à gérer kii dafa am lu muy wut lu nga xam ne bu ko amee dalay won gannaaw jarul ngay xeex ndax moom il faut que candidats yi aussi appeler au calme et à la sérénité je pense que loolu moo am solo gis nañ ko Guédiawaye diggante ñi ànd ak Alioune Sall ak ñi ànd ak Ahmed Aïdara gis nañu ko fii ci Médina ñi ànd ak Bamba Fall ak ñi ànd ak Cheikh Ba gis nañ ko Mbour donc ça commence à germer ça commence à essaimer gis nañ ko Kaolack ça commence à être inquiétant gis nañ sax Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi woote ni nañu signer charte contre la violence bi ñun ñëpp ñu ànd ci dal dem voter ci jàmm kuy gagner après ñu jàll ci leneen on ne peut pas être en campagne permanente en campagne électorale permanente sous tension permanente politiciens yi jël ñu en otage dafa doy. de toute façon nit ñi Alaaji Malick tal nañu leen Marcel ñoom bu fekkente ne woote wuñu dal te jëfewuñu ko tamit askan wi tamit ku ci nekk war nga jël sa responsabilité individuellement yow nga xam ni ngay taxawee. waaw wax naa ko fi keroog de toute façon pour loolu moom je fais entièrement confiance aux Sénégalais à l'électorat sénégalais yàgg na wone boppam ci wàllu boobu noonu donc pour préserver justement peuple sénégalais dafa yàgg jël son destin en main quand il s'agit de genre de situation yu mel nii après on se demande ban discours la ñu mën a sànni en tout cas ñoo xamante ne ñoom ñooy les acteurs même qui sont au cœur de cette violence là j'imagine mal que charte de non violence boobu dina régler la situation j'imagine mal que également même bu leader yi wootee à l'apaisement et au calme dina tax nit yi wàññi seen xatar tuuti donc loolu mooy problème bi ay règlement de compte lu ci bëri en interne entre partisans entre sympathisants loolu moo ci problème bi pour pouvoir les contenir mais encore une fois li may faral di wax rek la démocratie en sortira grande gagnante au soir du 23 janvier comme ni mu yàgg amee Sénégal on a dépassé beaucoup plus d'obstacles que des obstacles beaucoup plus imposants que ça voilà. dañu civilisé daal non dañuy campagne bu civilisé daal élection locale moom
du yomb quand même. waaw du yomb mais quand même ñun nañu artu surtout sax maîtriser les militants ñi koy def mënoo leen rek. comme ni naata wax léegi. rupture war na mën a am mais ça veut pas dire que du yomb que nit ñi dañoo war a sànnante xeer di c'est pas gaañ. impossible. exactement c'est ça voilà. c'est pas impossible. merci am na ku ñuy def campagne bi sur lui mais est-ce que du surtout candidat indépendant yi nga xamante ni ñoom voilà ñoom ils sont au-dessus de tout ça ñoom daanaka amuñu ay ñoo xam ne ay defante yooyu voilà exactement on politique yi dañ ko jox gis benn dimension nationale boo xamante je pense am na benn ku ma gis mu koy dénoncé ne ñu jël ay photo par exemple leader national la ko parce que élection locale la ku mel ni Zator mi ngi yëg ci scooter am di dawal c'est bien voilà pourtant maa ngi bëgg a wax Cheikh Diop dafa mel ni Zator la de Zator Mbaye la Cheikh Diop Zator Mbaye moo yéegoon ci scooter bi sànq bi nga doon laajte ak c'est bien quoi parce que politique aussi ak spectacle nga gis Diouf Sarr mu liyee tricycle Pël Fuuta yëpp defar ko ba mu baax def ci ay saaf gerte caaf di pavane yaa ngi gis pap merci beaucoup donc y a pas am na ci ñu nga xam ne vraiment ñi ngi def campagne bu siluissé xeex bi jaru ko quoi jaru ko xeex bi xeexu carte la merci beaucoup Alaaji Malick léegi dañuy jàll ci beneen mbir muy un jour au Sénégal